asalaamaaleykum waa Dak Médina asalaamaaleykum waa Médina waa Jekko waa diaspora bi waa Sénégal ak àdduna yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci Jekko penc nga xam ni maanaam dañuy représenté ci Médina nga xam ne mooy xolu Ndakaaru kenn xamul nu mu toll. donc ñuy kontaan lool ci gis leen ngeen ñëw fi tey ci grand place bii nga xam ni grand place su Jekko la rek point tout court mooy mag ñi ndaw ñi jigéen ñi góor ñi ñëpp a fiy daje di fi waxtaanee àdduna di fi mu nekk école ci ñun école la ci ñun parce que maanaam mag ñee ñuy jàngal xale yi di jàngee ci ñun comme j'ai dit donc ñu ngi leen di gërëm di rafetlu seen teewaay li nga xam ni initiative bi yàgg na sax am ci Jekko cosaan ñu fiy dajee ay xale ak mag di waxtaan mais bi gën a jëmmal bi mooy Maodo Ba di suñu rakk nga xam ni moom musul tàyyi léegi-léegi sax jotaay bi ñaari nit a fii nekk mais du tere rek mu taxawal ko léegi-léegi sax ma ñëw seetlu ne warga bi sax dafa weex ma xam ni kon warga ak suukar bi sax xaw na manqué mais da koy teg rek di baxal di xaar yàlla donc je crois que ni loolu dafa am njàngale bu muy wane mooy àddina dara xëyul sotti maanaam nit da ngay sabablu suñu borom fekk la ci parce que ki ne ci yoon moo neex a yóbbaale. donc tey jii ñu am contentement mais boo xoolee au-delà de loolu njàngat bi ngay gën a am ci loyauté dafa am lu ko wane mooy léegi bi délégué bi di waxtaan te ki mu dendal tuddee na ko doom kooku tuddee ko doom muy El Hadj Diène c'est son ami de tous les temps bi ñu juddoo ba léegi ay xarit lañ tuddante nañ doom loyauté bi li mu signifié te fort ci man mooy bi mu waxee ba pare bi ñu joxee El Hadj Diène kàddu gi dafa ni bu njuga xasee ba wax amatuma lu may wax parce que il me représente partout te loolu du tey démb la kon maanaam c'est des signes de loyauté te yooyu ay leçons la yoo xam ni maanaam ndaw ñi dañ ko war a jàng donc mu nekk ay affaires yu fort a fort a fort donc bu ma rebondiree ci loolu rek mooy delloo si appel à la paix bi nga xam ne tey ñëpp a ngi koy woote ñëpp a ngi koy woote diine di ko woote yoon di ko woote aada di ko woote tey jii nii bu ma fàttalikoo tuuti waxtaanu sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafay wax ni murit balaa ngay doon saadix da ngay dox di dem nit dóor la boo geesoo rek fayu nga kon maanaam buñ la dóoree sax da nga war a dem loolu li muy tekki mooy nit da ngay am humilité da ngay xam ni Médina benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar politique dafay am te dafay romb tout dernièrement am na fu ma génn ci benn sortie ñu may wax ne gis nañ la tey jii nga ñëw ci benn cérémonie boo xam ne le maire Bamba Fall moo ko organisé machin chose ma ne man calendrier électoral définirul sama tànk man du ma wéeru ci élection pour xam ne damaa war a dem Gueule Tapée wala damaa war a dem Fann wala damaa war a dem Guy Mariama parce que balaa ngay bokk ci parti wala ngay bokk ci tarixa wala ngay bokk ci leneen da ngay judd nit day fonk juddoom te juddu bi nga juddu mooy maanaam say maam dafa am lu ñu màggee samp ko mu nekk sa loxo muy puso waru réeree sa loxo mooy tey jii nga juddoo ci koñu teraanga koñu diine koñu discipline màgg di agressé wala ngay màgg di xeex wala ngay jamante wala ngay def yooyu nga xam ni du woon sa cosaanu maam ñun suñuy maam bu dul sax suñu maam yi ñun jur nii directement suñu maam yi ñuy rey ci tarixa yi ils ont fait la guerre par la crainte révérentielle et la foi en Dieu ay nit yu sell lañ yu yiw donc ñun yii xew léegi ci àddina waruñu ci bokk te fii nag wax dëgg yàlla ci civilisation la ñu judd waruñoo dem di def xeex yooyu booy yor ay paaka ñi yor ay arme di agressente pour lan parce que dañu am positionnement lii dëgg mooy yow mi nga xam ni da ngaa am koo faral nga féete ci dara wala nga jàpp ci loo xam ni kooku nga faral bu ñëwee tey le projet bi muy indi yow dina la mën a yóbbaale mais topp riir gi di daw bu ñu tegee projet yi sax door ci bokk nga nekk un éternel revendicateur wala yooyu amul njëriñ booy Médina yi sama appel yàgg naa ko wax dinaa ko waxati di ko waxaat mooy que ni nañu ut ci lu ñu wéeru bañ a doon ay feuilles lu ngelaw lu ñëw yóbbaale leen nit góor da ngay góor ci dara jàngal métier jàngal école lu mënti doon mais nekkal nit koo xam ni kenn du la fowee mais boo oyofee ba nga xam ni t-shirt nañ lay jox nga solu ñu takkal la benn masque wala kagul ngay xeex ci loo xam ni ki ngay xeexal il faut que ñu def enquête boobu est-ce que doomam mi ngi ci biir masse boobu est-ce que ay rakkam ñu ngi ci biir xeex bi mais duñ ko def dofuñu bay jël seeni rakk di leen xeexloo kon yow pourquoi ngay dem di xeexi ci loo xam ne ñun ñëpp benn lañ bërki démboo njaay dëju Mama Jaañ bi sama rakk bi yàlla na ko yàlla yërëm
bi may wàcc ci dëj bi yor naa presque 3 millions mais mënu ma def dara damaa taxaw rek di xoole damaa gëlëm. il a fallu que booy yi mag ñi ñëpp ñëw ku nekk ñëw kii indi bâche kii indi lii pour que ñu am solution xam lan la ñuy def adduna yëpp ñëw gunge la ñu booy bi ñu yóbbu ko ci cimetière yi donc nga xam ni kon mbooloo mooy doole ñu bàyyi xiiroo ak ŋaayoo parce que fajul dara les responsables politiques yi nga xam ne nag tey jii ñoom ñoo fës ci Médina bi te di jëm ci campagne yi ñu ngi leen di xaar aussi ñu woote ci appel de paix boobu waxtaan ak seen i militants delloo si leen ñu xam ni tey jii nii ñoom aussi ils sont engagés à combattre ce fléau parce que phénomène bu dangereux la te jaru ko donc ñu ngi leen di demander ñu woote ci di gërëm Jekko yëpp di sant di leen remercier waa Dak Médina. Moi je réitère la demande que j'avais fait mooy que ni fexe ba waa Médina ñëw teg seen loxo ci lii parce que toog sa kër jënd connexion 500 information yi xew ci Médina ak Ndakaaru ak li ko wër yëpp di la fekk sa kër je crois que ni loolu dafa laaj effort bu ñu war a def donc soxlawul ñuy citer ay tour mais ku ci nekk rek as tuut gi nga mën man nag boobu ba léegi maa ngi wax projet mais je crois que ni ma war a def tey jii ni mooy porter ko joxe ay numéro yooyu pour que gars yi mën a yónnee seen ndimbal pour Dak Médina exister nekk fii pour les avenirs meilleurs parce que am na ñu nekk ci diaspora boo xam ni du ñu xam li fi xew à partir de seen site bi la ñuy jaar pour am information yi di gis seen i mbokk ak lépp kon yàlla na leen yàlla dëgëral et puis ñu fexe utal leen ay moyens yu ngeen fi nekkee incha allah. waxoon naa ne conseils municipaux yi liy dëgg mooy ñu wàcc ci gox yi ñi dëkk côté Ndiathiar ñëw côté Jekko ñi dëkk côté Jekko dem côté Fass côté Centenaire pour que population bi xàmmee leen malheureusement xam naa ni loolu réussiruñ ko tey jii normalement dañu waroon toll ci niveau boo xam ni balaa kenn det fi falooti maire dinañ dajale benn consortium mu Jeune Médina nga toog ñu toog nga wax ñu naka nga war a organiser woo ñu xam sa liste et moi j'appelle je lance un appel ci doomu Médina yi que ñu xool bu baax liste yi ñu leen di proposer balaa ñuy dem di voter ji ku amul fulla tànn ay doomu Médina yu représentatif yu gëm Médina indi leen ci liste bi ñun bu ñu am kersa bañ laa voteel parce que tamit fullaay jaay Dakar mbaa ma ñam jeexal ko dafa am loo xam ni yëfu jàmbur la yow yaa koy téel sa bopp xëy na nag gars yi ci àndandoo clientélisme politique dina tax nga ni kii mun ma ko bañ a jël parce que lii mais tollootuñu foofu dañoo toll foo xam ni dañoo war a jël ay doomu Médina yu am compétence jox leen Médina parce que Médina du mbaam bi loor amatul ay àll yu ñuy tabax. merci. Médina autrement lañ bëgg mooy que ni Médina amatul ay àll yoo xam ni dañ leen war a tabax naan dañuy xëccoo suuf si déedéet fii tabax nañ ko ba pare ay suufu jàmbur la ay maamu jàmbur cosaan la maanaam réorganisation la laaj mais loolu ay doomu Médina rek ñoo ko mën a defar dëkk yi ngay dem ci àdduna yëpp ñu defar leen rafet ba mu baax mais ay nit a ko defar pourquoi ñun ñu war a am problème yooyu am nañ pourcentage am nañ jeunesse am nañ ay mag yu leen di encadrer am nañ ay góor am nañ ay jigéen kon li ci des mooy volonté et voilà quoi on peut pas faire d'omelette nag sans casser des œufs. du ma joxe consigne de vote parce que am na lu tax man ma war a xam sama bopp en fait man gise naa déjà ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba le leader du CATB waxtaan nañu tukki nañu ànd nañ am na yu ñu waxante donc tey jii nii yàlla def na ni jël nañ ko mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar mi ngi waxtaan ak ay nitam c'est important mais xam nga nit li tax may wax ni nit boo xasee ba nekk benn jëmm dañ lay xaaj benn bi yow yaa ko moom sa yëfu bopp la mais beneen bi say mbokk ko yor mooy li may wax ci juddu yooyu dama ko fonk valeur yooyu donc loolu c'était une demande sociale sama gisanteeg moom muy samay waa koñ sama famille ak samay xarit ñu bëggoon man ak moom ñu daje donc daje nañ voté nag du ma ne kii votelal diw wala votelal diw mais li may ñaan mooy nañ ñu présenter képp kuy voté maanaam ay ñoo ànd ak diw yooyu man gëmuma ko nañ ñu wan lu ñu mën a teg suñu loxo ñu bañ a naxante boo buggee ñëw ne Jekko dama koy xar def fi souterrain mu am terrain bu fiy jaar xam nga loolu naxaate la du ma la gëm waxal li mën a nekk ñu dem ci élection yi ñu voté ji nit ñi mun ngaa tu peux beau parler di wax fii wax fee mais gars yi bu ñu dugg ci urne yi minute boobu c'est dafa crucial donc wax leen lu ñu mën a dégg ay wax yu dëggu ñu xam ne lii sa wax la ñu jéem la ci topp bu ñu la gëmee votel la bu ñu la gëmee loolu votel keneen. honnêtement Bamba Fall personnellement mbiruwuma ci rajo laay waxee pour demander nañ ma suma pièce d'identité pour boole ma ci seen liste mais comme li ma leen wax moom lay waxaat ni nit boo nekkee jëmm ji nga doon dañ lay dagg en partie nga am loo moom ak loo xam ne sa famille ko moom ak say mbokk donc loolu dafa nekk lu ma tënk parce que su ma dajeeg Cheikh Tidiane Ba
c'était une demande sociale bien vrai que ni Cheikh Tidiane Ba proposé wu ma liste proposé wu ma dara ci waxtaan ni rek lañ toll mu wax ma les projets yi mu bëgg man may xaar le bilan de Bamba Fall pour ñu voter ko mais man ma nekk ci conseil wala parce que man Bamba Fall même élection yi ñu génn nii musuma ko voter la 2014 voté lu ma ko parce que man point E laa doon voté Cheikh Ba li mu dugg ci élection moo tax ma ñëw Médina mais terewul bi ñu gagné Cheikh Ba dama dem ànd ak Bamba Fall pour ñu defoon Médina bu dee Médina rek moo ñu ñor waruñoo ut ay parparloo ci dimbali ki yor maire bi mu dem. donc indi woon na ay jiixi jaaxa ci bopp nit ñi mais moi j'ai jamais voté pour Bamba Fall mais dama gëm ni Médina la ñu war a doxal te noonu la war a demee. en fait Dekkil Ngor li ko tax a jóg concerné élection ñun li ñu concerné mooy. maanaam encombrement bi am ci biir Médina muy garage yeeg atelier yeeg yooyu ak ngor gi nit ñi war a àndal donc ñun li ñu mën a wax rek mooy consigne bi ñu joxe woon ba léegi moo nekk d'actualité mooy que ni nit ñi ñu xam ni dëkk jekkoo kii dëkk jàppoo ñuy xeex di rayante ndax ay politique du ngor xale boo nekkee ci gox mag ñi bàyyi la fi benn ligne de conduite boo ko wàccee dugg ci leneen goree di nga donc ñun ci yooyu la ñu nekk rek moo nekk suñu état d'esprit te changé wuñ ci. waa Dak Médina ñu ngi leen di ziar di leen wàccee seen wàccuwaay waa ñu baax ngeen Dak Médina macha allah yàlla leen yàlla lafal cat may leen wér la ñu ngi leen di gis fu nekk ñu ngi si gis suñu bopp yéen a ngi taxaw askan wi fu nekk waa yàlla na leen yàlla fay te Dak Médina yéeg ci kaw a kaw a kaw bañ a wàcc suuf incha allah yàlla leen ko yàlla defal si barki yonent bi sallallahu taala wa sallam waaw yére bi moom man maa koy jaay njaxas bi 60 000 lay jar am na yu jar 70 000 waaw Pape Aline Diagne am na yu ma ko jox moo ma koy publicité dàll yi ma sol nga xam ne mu ngi tudd Param Njaxat waaw cosaan la fii si Sénégal Pape Aline moo ko bu mu rafet démb daal la ngi ni jël ko may ma ko sama frère bi yàlla na ko yàlla lafal cat nit ku baax la indi basang yu doy si bourde bi ñuy bourde di si jaamu yàlla waaw yàlla na ko yàlla fay si barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booy bu bien la suñu rakk bu baax la waaw vraiment mooy président ASC Jekko ak Ibrahima Diagne sama xarit waaw jantal booy kenn amul fayam voilà gàmmu gi mu indi jus yu bëri indi ay ganaar daf yi fu waa Njaañeen indi ganaar yu bëri jus yu bëri macha allah Diagne yàlla na ko yàlla lafal cat waaw ak Ibrahima Diagne sama copain ak Mama Diagne lu mu am lekk ko bàyyi ma waaw moom waa kër Macky Sall. parce que àddina yàggul wóoru ñun ñëpp dañuy delluwaat ci yàlla te ku nekk yàlla dina la wax ci sa bàmmeel lan nga defoon ci kaw àddina génie bi ma la joxoon ak talent bi ma la joxoon képp ku nga nekk rek te le purgatoire c'est ici sur moi avant ngay dee yàlla dina la wan fa nga jëm bon boog nañu góorgóor bu bañ a xëccante àddina waaye jéem a xool àllaaxira tamit moom mi nga xamante ne c'est éternel fii tout est passager pouvoir boo mënti am yàlla dina ko rocc waaye nag si sa biir bàmmeel boo demee ba dugg àjjana pouvoir boo fu mënti am day law ba faw que notre fin soit préférable à notre commencement amin allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà le discours pas du trône parce que moi je suis pas un roi je suis simplement un homme qui a compris l'essentiel de la royauté et l'essentiel de la royauté je comprends que Dieu est roi éternellement moi je suis son sujet je ne suis qu'un sujet de Dieu mais nag Dieu a voulu honorer la Médina moo tax mu am lu ma jox et puis lu ma jox sax nit ñi mënuñu ko comprendre parce que aussi y a quelque chose qu'on peut pas lire da nga koy bàyyi ci sa xol rek bon boog na nga fexe ba sa làmmiñ ak sa xol juboo bu sa làmmiñ ak sa xol juboo nag tu n'es plus hypocrite waaw parce que sa làmmiñ c'est extérieur mais sa xol mi ngi ci biir te yàlla mën na koo jàng bon boog dañu sellal xol yi tàppe ko comme ni ko maam Abdou waxee waaw bon boog ci xol yi daal laay jeexale nañ defar xol yi rek bu xol yi defaree rek lépp defar nañ te xol yi nag mooy néegu yàlla bi. mbokk yi gis ngeen suñu waxtaan bi ngeen dégg li fi jóge ci waxtaan yi muy waxtaan yu am solo yoo xam ne buñ ko dégloo jàngat bi mooy xale yi buñ ko dégloo danañ xam ne Grand Place bu njëkk ba amoon na solo ci Sénégal ñu déglu kàddu yi ci fa jóge déglu conseil yi fa jóge ñu war ko jëfe pour que ñu am jàmm violence amul dara lu mu mës a régler ñu ngi leen jox rendez-vous prochainement ñu dem ci beneen Grand Place biir Médina def jàngat bi fa am waxtaane li am biir Médina pour le devenir meilleur de la Médina bu leen fàtte ngeen dem suñu page Facebook ngeen visiter ko dem leen suñu compte YouTube ngeen abonné fa parce que Dak Médina kat solo askan bi kese la ñuy dox Dak Médina éveillé informé pour le devenir meilleur de la société.